ñu ñëw léegi ci aide sociale yi wax nga ko sànq wax nga extrême pauvreté bi. nu ñu mën a def ba génn ci c'est vrai qu'il y a des mesures urgentes yoo xam ne war nañ ko jël. ndax ku dem ba nekk ci yenn situation yi ndimbal bi daf ci am solo. waaye naka lan la état bu Sénégal di def jamono ji pour génn yenn Sénégalais ci extrême pauvreté boobu nga xam ne ci lañ nekk au-delà des aides sociales yi nga xam ne leen koy jox. waaw kooku jërëjëf question bu am solo la parce que li président Macky Sall ñëw ba léegi d'ailleurs li tax ñun ñu jàppale ko ci wàllu émergence parce que moom bu njëkk boo déggaan émergence rek li ñu lay wax mooy yokkute koom-koom bi au lieu ma daan am ay taux de croissance yu 3 wala 4% ma fexe jege taux de croissance bu nekk 7-8% wala mu nekk ñaari chiffre maanaam 10% jëm kaw. mais ñu gis ni loolu aussi émergence croissance war na nekk loo xam ni dafa inclusive maanaam dafay boole ñëpp. ñëpp ciy gis seen bopp. waaw dafa inclusive dañ ciy dugal ñëpp gis seen bopp mais aussi dafa nekk croissance bu partagée mais aussi dafay nekk croissance boo xam ni dafa solidaire maanaam et réew boo xoolee même région yi ñëpp bokkuñu même koom-koom am na béréb yu xaw néew doole ñooñu système solidarité mooy fexe ñu jàppale leen donc d'ailleurs boo gisee même ponk yi nga xam ni moo tënk li ñuy wax plan Sénégal émergent ci ñetti ponk yi ñaareelu ponk bi social la solidarité ak équité li ñuy wax équité territoriale nga xam ni dañu jàpp ni réew mi pour mu jëm kanam non seulement il faut que mu yokk ci wàllu croissance mais aussi il faut que ñi nga xam ni yëpp dañ néew doole mu laaw leen ñooñu nag du yem rek ci laaw leen noonu waaye politique li nga xam ni moo tax ñooñu ndóol ak ñàkk da nga loolu ngay teggi loolu nag xam nga mooy lan mooy d'abord nga fexe ñooñu am ndox mu sell am ndox mu ñuy dundee am ndox mu ñuy bayee mooy lan mooy ñooñu am courant mooy lan mooy ñooñu am ay piste de production nga xam ni bés bu ñu bayee dana fi génn mooy lan mooy ñooñu am jiw yu baax fu ñuy fajoo itam. waaw am jiw yu baax am engrais bu baax am fu ñuy fajoo am lu leen di transporter mooy lan mooy ñooñu seen doom yi di dem école mooy lan mooy ñooñu seen koom-koom ñu saytuwaat ko seetaat ko. lan la ci état def concrètement. concrètement mooy yi may wax yëpp tey jii. yëpp boo jëlee ci wàllu santé. tey jii néew na nga dem ci arrondissement boo xam ne sax amul centre de santé. déew na ci réew mi tey jii route yi autoroute yi autopont yi ak yu mel noonu foo dem fekk ba piste de production yi PUDC déjà mooy programme bi président mettre en programme d'urgence pour le développement communautaire tey jii de foo dem ci àll bi daa fekk liggéeyu PUDC muy liggéey ci yii ma la wax léegi sànq am na li ñuy wax PUMA mooy programme bi nga xam ni région yooyu moo wax ni seen développement bi dafa mel na lu leen waccoon muy région frontalières yi ak yu enclavé yi PUMA dafa nekk programme spécial boo xam ni dafay jublu ci yooyu région d'accord ak surtout ci wàllu nag koom-koom xam nga ñu ëpp ci sénégalais yi ci mbay la ñuy yëngatu et gis ngeen président ni mu jàppale mbay mi ak ni mbay yokkoo ci réew mi te mbay bu yokkoo amu ñu ëpp ci réew mi yokku tey jii boo demee ci dëkku kaw yi et na mu meloon il y a 10 ans et tey jii boo fa demee soppeeku bu baax a baax a baax. d'accord alors wax nga sànq ci wàllu yokkute croissance des fois dañuy faral di wax Sénégal malgré crise sanitaire bi impact yu mu am ci économie des différents pays bu ñu jëlee Sénégal par exemple on parle de taux de croissance à 2 chiffres. surtout ak pétrole bi nga xam ne mu ngi ñëw. mais taux de croissance boobu ci jamono bii nii. niñ koy évaluer dañuy wax des taux de croissance yoo xam ne
yu appréciable la. waaye teewul dañuy gis ba tey askan wi di gën a sonn lottu économiquement loolu nuñ ko mën a expliquer. waaw loolu explication bi am na ñaar ba ñetti explication bu njëkk bi mooy bu ñu fàtte ni depuis ñetti at 2020 mars 2020 ci Covid lañ nekk. te Covid bi gis ngeen lim fi jur. te demoon nañu ba lu mat ñetti weer ba ñeent et kenn dematul kenn dikkatul guddi kenn du doxi couvre-feu dugg na fi génn na fi. et impact couvre-feu ak ñu bari ñu perte seen liggéey ay secteurs yu mel na tourisme yu mel na service yi yu mel na restaurant nga xam ni presque peuple bi. li ñuy wax secteur informel ca lay yëngutu secteurs yooyu dafa effondré woon. donc xam nga loolu lu yokk ñàkk la ci réew mi. et waxuma la nag chaîne logistique yi ak commerce bi ak yooyu parce que ñooñu ñi ci ëpp aussi secteur informel boobu ci wàllu jaay ak jënd làqar ci wëlbati ci la ñuy dund. donc loolu yokk na ñàkk bi bu mujj bi mooy li fi xew mooy diggante Ukraine ak Russie nga xam ne tey ji aussi am na nu mu impacté ci wàllu lu mel na blé ci wàllu prix hydrocarbures yi ak ci commerce international bi favoriser le protectionnisme ak yu mel noonu ak inflation bi beneen bi mooy suñu croissance ba léegi bien que bu kawee la bu baax la waaye nag doonagul ba léegi croissance bi ñu bëgg maanaam amaguñu li ñuy wax une croissance vertueuse maanaam croissance bu mucc ayib boo xam ni dafay sukkandiku ci li nga xam ni mooy alalu réew mi ñu koy liggéeyee ci réew mi di ko defare ci réew mi ci li ci ëpp. li ñu mën a dégg ci loolu mooy maanaam taux de croissance bi day profiter ci ñeneen. waaw maanaam kawe na. waaye nag li mu waroon jëriñ réew mi yëpp. jëriñu gug ko parce que dafa ci am lu bare loo xam ni dafay dem bitim réew. waaw maanaam te loolu nag moo waral depuis Covid bi gis ngeen président di gën a insister ci li muy wax la résilience économique maanaam ñu fexe ba réew mi am taxawaay boo xam ni dafay taxawaay boppam maanaam day moom boppam ci wàllu dund produire transformer consommer sénégalais président am su li ñuy wax une souveraineté médicale pharmaceutique maanaam garab yi ñuy jëfandikoo ak yooyu yëpp gis nañ ay jamono yenn garab yi sax amoon ko jafe na président aussi wax na aussi li ñuy wax transformer sénégalais maanaam li ñuy bàyyi li ñuy kii ak yooyu yëpp ñu fexe ba valoriser ko ci réew mi ba nga xam ne li ëpp ci liggéey ak valeur ajoutée fii la koy wàcc beneen bi mooy industrialisation maanaam minerais yi ñu am bare na or bi bare na pétrole bi gaz bi ñëw na ak zircon bi ak yeneen minerais yoo xam ne ci mbay mi ba ci mbay mi mooy agro industrie yi ak yooyu yëpp lu mel na Sonacos nga xam ne tey jii sénégalais dawlin rek la bëgg dañ ci ñëw waaw dinañ ci ñëw donc léegi kooku aussi li ñuy wax le PAP 2A maanaam mooy le plan d'action prioritaire bi nga xam ne moom la ñu def ci pour mettre en œuvre ci juróomi at le plan Sénégal émergent le PAP 2A dafa insister sur les politiques de résilience économique et d'industrialisation. D'accord. Donc defe naa ni yooyu ay taxawaay yu am solo la yoo xam ni et président def na ko te aussi réew mi ngi ci taxaw waaye nag yooyu dafay nekk yoo xam ni léegi li muy jur mënagul nekk parce que xam nga li ñuy wax investissement ak yenn secteurs yi dana jël tuuti temps en fait balaa ñu koy yëg waaye nag réew mi ngi ci kooku kon nag comme ni wolof di wax mu ni niru sa bàyyi niru jamono moo ko gën et jamono nag am na ay jàngat yu bees yu ñu indil particulièrement Covid bi mu ñëwee won na ñëpp ni réew dafa am li ñuy wax un peu des domaines de souveraineté maanaam yoo xam ne réew daf ci war moom boppam kooku nag li ci jëkk mooy moom sa biir mooy souveraineté alimentaire mooy moom sa biir rek danañuy wax bay dunde mais bay dunde bay dunde moom mën na nekk maanaam nga bay
lekk li ngay dundee kii ak yooyu mais boo nee souveraineté alimentaire yemuloo rek ci bay dundee waaye da ngay jël chaîne de valeur bi yëpp depuis la ngay door di bay semence yeeg engrais yeeg recherche bi ak yooyu yëpp ba ca lay dem ci table consommateur bi léeg-léeg nag mën nga bay dara gerte ak yi yëpp xëy na mu dem Chine ñu def ko diwlin indiwaat ko fii di la ko jaay xam nga kooku yaa defar produit bi waaye nag la nga ca am barewul waaw parce que nee nañu d'ailleurs ci wàllu mbay nga xam ne moom laa gën a xam boo bayee dara li ëpp ci valeur 80% valeur ajoutée li ngay bay ñu ngi koy réaliser après production. D'accord. Voilà. D'accord. Alors si mbay moom la ñuy des dafaale benn transition jëm ci wàllu Sonacos. yow yaay président conseil d'administration bu Sonacos. Sonacos mi nga xam ne day yëngu ci wàllu gerte wàllu diwlin. Sonacos boobu jamono ji lan mooy état de santé am bëri na ñu daan dégg ci ay jafe-jafe yoo xam ne Sonacos mu ngi koy traversé jamono ji naka la Sonacos. waaw alhamdulilah sant yàlla parce que Sonacos yooyu mooy yi ñuy wax ay domaines de souveraineté économique. et réew mi defoon na ko d'ailleurs en 1975 bi Senghor di nationaliser ay lessieux rek ay SODEG ak yooyu yëpp ak SIB moo doon pour fexe réew mi et moom boppam. Sonacos demoon na ba am doole def chiffre d'affaires 100 milliards à l'époque waaye nag am nay bi ñu demee yenn jamono yi surtout bi président Wade ñëwee et ñu jaay Sonacos ay nitu bitim réew ñooñu jël ko et amoon dig yu bari yu ñu defoon réew mi waaye non seulement gisuñ ci dara waaye nag bon impayé la fi jur ak Sonacos dem sax ba mënatul fay ay soldats mu jigi état moo ko doon dimbale pour muy fay solde yi ba loolu amee nag président Macky Sall bi mu ñëwee et mu jëlaat Sonacos jëndaat ko dugal ko ci gafaka réew mi booba bi ñu koy jël je me souviens en 2016 Sonacos mënatul woon fay solde état bi moo ko doon fay usine yëpp dafa taxawoon et boole ci wàllu dëwlin daanaka Sonacos jaayatul dëwlin bu jóge ci gerte donc daanaka taxaw et alhamdulilahi rabbil alamin nag tey jii li ñu mën a wax mooy non seulement Sonacos bare woon na bor ëppoon na 60 milliards bare woon na ay déficit yàlla def na loolu yëpp restructuré nañ Sonacos recapitaliser nañ ko et li ma la mën wax mooy ñetti exercice yu mujj yi yëpp Sonacos dafay am macha allah bénéfice bu njëkk bi amoon na 330 milliards bu mujj bi demoon na ba 1 milliard 400 et bii di ñëw aussi def nañu bërki démb d'ailleurs moo waral sax d'ailleurs suñu daje bi ñu waroon daje démb mën naa jël nañu kii parce que conseil d'administration bi def bërki démb et dafa xawoon yàgg et liñ chiffre provisoire yi ñu présenté et bénéfice bi ëpp na la mu nekkoon daaw kon nag Sonacos mi ngi ci wàllu santé bu baax ci wàllu indicateur de gestion yi ak indicateur financier yi waaye nag taxagul Sonacos wér Sonacos mi ngi feebar ci ñaari fànn bu njëkk bi mooy jumtukaay yi ñuy liggéeyee di ko defaree dëwlin mooy nga dem ci Lindiane ca Kaolack nga dem ca Ziguinchor nga dem ci Diourbel et ba ca Louga ak fii ci Dakar équipement yi ci ëpp ay 1960 la woon ba nga xam ne liggéey ci am rendement yu baax dafa jafe wala foo toll ci réparation ngay def am na nag dafa soxla yeesal waaw maanaam ci yeesal boobu nag am na plan bu ñu dégager bu intérimaire boo xam ne il faut 20 milliards pour ñu yeesalaat matériel boobu et pour mën a continuer et ci beneen fànn bi nga xam ni kiiwul mooy fexe ba Sonacos mën a di am gerte gu doy parce que gis nañu ak concurrence bi am ak ñi ñuy wax chinois yi pour Sonacos am gerte gi mu soxla xaw na jafe waaye nag yàlla def na ñu ngi jóg am na campagne boo xam ne sax bale demoon nañ ci 28 000 tonnes la ñu amoon bu mujj bi ñu def bi ci topp ñu amoon 67 000 tonnes et bii di ñëw incha allah rabbi dinañu am lu jege 150 000 tonnes. lan moo waral concurrence bi jafe ci Sonacos
face aux Chinois. waaw quel est le problème. parce que Sonacos industrie la. xam nga moom bu jëndee gerte ga da koy nal def ko dëwlin. transformé ko waaw jaay ko mais xam nga boo amee machine yoo xam ni seen rendement baaxatul. dañu màggat ci réparation nga dëkk. day dellu ci feebar. waaw raax ci dolli aussi njëg bi nga koy jëndee. ndekki njëg boo xam ne xaw na takku. et pour nga jaayee njëg boo xam ne dafay am solo surtout que am na concurrence. ñu importer dëwlin palme ak yeneen ak soja bi. di ko jaayee ci njëg yoo xam ni yu woyof la. et pour nga jaay dëwlinu gerte ci réew mi ci yenn njëg yi nga xam ne mooy seen prix économique dafay jafe. bon kon nag yooyu moom yàlla dimal nag jamono yu am ak crise bi ak yooyu njëgu dëwlin léegi sax li dëwlin bi jógee ci huile de palme daanaka moo gën sax kawe bu gerte. waaw mais alhamdulilah ñi ngi sant donc ñi ngi nag taxaw ci loolu am na d'ailleurs un plan stratégique boo xam ni le nouveau directeur général Modou Diagne Fada am na mi ngi ci am taxawaay boo xam ni xëy na balaa yàgg plan boobu danañ ko kii et puis au niveau du gouvernement am nañ ci macha allah jàppale bu takku boo xam ni xëy na yaakaar nañ ni balaa yàgg danañ non seulement saafara yooyu ba nga xam ni 200 000 tonnes xëy na dëwlin bi Sénégalais yi di lekk at mu nekk xëy na bu nu yàlla dimbalee balaa yàgg xëy na genn wàll gi dana jóge ci Sonacos. d'accord et yàlla def na aussi ci bi ñu dekkee ci Covid bi ak jamono yi nga xam ne dëwlin dafa xaw a jafe ci àdduna si. par importation yi Sonacos di def ci bitim réew tax na aussi njëgu dëwlin ci réew mi ñu stabiliser ko aussi njëgu gerte gi aussi ñu fexe ba bon impayé amatul ak yenn kii. voilà donc daal macha allah Sonacos daal xëy na ma nga woon ci coma. waaye léegi macha allah tane na bu baax a baax. ngi tàmbalee respirer waaw tane na moom kañ tane na léegi kañ li ci des xëy na mooy gën ko dooleel. ba nga xam ni dina mën a weesu sax fa mu nekkoon parce que projection yi ñuy def sax même ci chiffre d'affaires bi xëy na bu yàlla defee jàmm ci campagne bi ñu jëm. et xëy na mën nañu am chiffre d'affaires bu weesu 100 milliards. d'accord ça veut dire que comme nekkoon bu njëkk bu ñu daan ko sow xëy na fi mu nekk ñu ngi koy dàpp. waar dépassé ko. d'accord mais kooku nag ma gërëmee ko. oui santé ko non seulement directeur général bi ak direction générale bi. mais aussi surtout liggéeykat yi nekk Sonacos. macha allah ñooñu buñ leen fàtte lu jig jàkk ñoom ñooñu jàkk. ak aussi fàttewuma jàppale bi ñu président Macky Sall ak gouvernement am particulièrement ministère de l'agriculture ministère des finances ak commerce. ak industrie am ak ci accompagner Sonacos. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.